asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah. Dañu del siwaatoon rek di am lu ñuy bokk leeral ndax Sénégal dafa situation boo xam ne kenn ku ci nekk fa nga toog saw yaram yëg na ko te sam xel nangu na ko. Réew mi dafa nekk ci difficulté yoo xam ne amul kenn koo xam ne ci réew mi yaa ngi fi yeewoo xam foo jëm. ba ñi nga xam ne ñoo ne ci bopp réew mi waxuñu ko waaye ñoom xam nañ ne fi ñu jëme réew mi du foofu. yàlla dogal nuy ay doomu aadama bokk réew mi te mënuñu ko séddoo. booy ma ne sa demi siècle bii nga xam ne réew mi taxaw na ko, amul benn sénégalais boo xam ne la nga ca bëgg ak na nga ko bëggee doxale nañ ko noona. ñi nga xam ne ñoo leen war a tànn ñoral nu réew mi, France moo koy imposé ànd ko ak kilifay diine yi. nun ñëpp bu waxantee dëgg te yàlla tax ak naa féq wala parparloo bañ caa am wala ay mentalité contrôlée, maanaam nu bokk wax te yàlla tax. Sénégal kenn mënu fee falu tant que France ak sëriñ si ànduñu ci. Donc une minorité qui fait la majorité, qui commande la majorité. réew mi dañ koo bokk te bu ngeen duggee ci kër yi da ngeen fa gis loo xam ne ku ko nettali woon kilifa yu baax yi fi nekkoon ne moo am Sénégal duñ ko gëm. am na sëti ceddo yoo xam ne ci teraanga lañ mas a xam, ci lañ mas a nekk ca jamono yële. waaye tey sëti ceddo yooyu ñii ngi ci àll bi, ñii taxawaalu ji, ñii ne ci tool yi, ñi yalwaani. muy aw mettit woo xam ne buñ bokkee waxante dëgg xam ne te ngeen seen bët. réew mi noo ko moom 95% de musulmans. yàlla dogal chrétien yi duñ doon suñuy doom ak suñuy baay ak suñuy nijaay ak suñuy jarabaat ak suñuy jigéen. musu ñoom benn xaar ma yàlla ak ñoom lu dul ànd bokk di yëkkate ne di dóorandoo. bu popp ngeen aylee la fa day jullit mooy ëpp chrétien yi. bu Noël dikkee ak Pâques, collaboration boobu am entre les familles ku fanaan Sénégal danga ci teg sa bët. ndax bis boobu kër goo tëdd gu ne ab chrétien malgré minorité daañu la fëgg jox la xarum ngalax. suñuy tabaski suma xariti chrétien yi ak seen xariti chrétien yi dañu ñëw ànd ak ñu di tabaski. màggal Tuuba dañuy màggali di sujjóot, dañuy màggali pare sujjóot. ngir lan? culture lañ ko def léegi, aada lañ ko def, dañ ko boole ci société bi. gàmmoo ak fu mu mën a am te waaw nag fépp chrétiens yi seen devoir ña ngi ko fay def. nu ànd ak doon benn sukkandiku ci lekkum diinekum wala diin. yàlla obligé ñu ànd nuy ànd boobu ba nga di kon coow nekkul ci boor bu fi coow li nekk mooy suñ doom yi ñu jëloon yóbbu ci tubaab bi mu jàng leen ay wun mën a am noo ko importé dugal ko ci réew mi. ñoo leen jàngaloo ñu jàng ba dikk, amul kenn ci ñoom ku man dafa boitu almet. amul kenn ci ñoom koo xam ne rek mën ngaa administrer dara.
lu jaar yoon te kees koo xam ne dëpp na fi ñoo ko dëpp sëriñ boo dégg ñu corrompre nañ ko ñoo ko corrompre maanaam ay nit leen ñoo xam ne ñooro ay golo ci ab tool te am réew nag day continuer dem ba tax na war nañoo bokk jóg kilifa yi diine rôle bu am solo lañ ma sa jouer dans les politiques du Sénégal man mi xam naa ci dara Dramé laa sant xam Sénégal gu jëkk ga ba ci gu mujj gi kon lii may wax lu ma maîtriser la jamono jii ñu nekk la ñuy wax tudd ñu ay tarixa yu paase ya tudd ñu fi Maam Maodo tudd ñu fi Sëriñ Tuubaa jamono jii ñu nekk ku fi jaaxlewul gisuma ko te kilifa yii fi nekk war noo taxaw buñ àndee waxante dëgg seenu xel nekkul ci noonu kenn bokk honnête parparloo baaxut parparloo ba lor sa mburum julit baaxut lii ñuy wax nag activiste yi dans sa globalité am na ci xale yoo xam ne xamuñu lu bari métit bi dem na ba jël seen bopp lu leen neex la ñuy wax parce que aw bëy nag mënu ko rendi te yuuxuwut am na ci coow yoo xam ne ñàkk a xam ak ñàkk a mën a xeex képp moo tax coow yooyu di am waaye un combat commun se fait ensemble un combat commun boo beddi ko wala coow am ci seen biir du yàgg bu ngeen am ndam te dafa naa ne jóg lijjanti Sénégal moo gën wax ji ngir yàlla kan bokk jóg le 23 juin kan bokk jóg le 23 juin kan bokk jóg jógin woo xam ne liñ ci nam rek mooy le retour de la République au peuple sénégalais dama ne lii ay ñaan mënu koo faj diwoy sa maam mënu koo faj ay tiflit mënu koo faj sukk ci bàmmeel di jooy ak a ñaan mënu koo faj kenn bokk gëm yàlla xam ne Badar xeexloon boo xam ne dafa mënut woon a ñàkk moo tax mu am la révolution française bu leen ko fàtte à la Bastille bi nga xam ne France jóg nañ taxaw pour libérer seen bopp dañ koo def fii aux États-Unis ñetti state ñoo taxaw ba mu yàgg ñu doon juróom-ñaar ba mu yàgg ñu doon 13 états ñoo jóg contre am Amérique gépp ne bala maa song anglais yéen dañuy song yéen day ànd par force libérer suñu bopp moins d'un an déggoo nañ ba ànd ñu dagg district Washington créer capitale duma anglais ñu dem dàq français ñu daw njël seenum réew Amérique réccu la révolution américaine réccu wuñ ko en 79 la révolution islamique gis ngeen li am Ayatollah Khomeini est rentré dans son pays sans bloc de sang sans benn toq deret a libéré sa nation Mohamed Sékou Touré yuuxu na dëggal doo bàyyi fa mbaxanam il a libéré la Guinée dëggal dëkk ci di ko tëkku naan je vais créer l'état du Fouta Djallon l'état du Fouta Djallon mooy axe sud-saharienne bii nga xam ne labee la koy tàmbalee Maamu la koy commandé Maamu Kéréwani Dalaba dugg Sénégal continuer ba nga Niger côté bu bépp dëggal lim naroon mooy samp fa beneen empire boo xam ne ce serait la république du Fouta Djallon mais boobu ba nii projet ba agut moo tax ñu jéem a dabulu di boole les pays du Sahel pour ñu mën a booloo sous le contrôle de la France xale yi wax leen histoire bi ñu jóg Che Guevara ma nga dee Bolivie Fidel Castro rek na ko bul dem bul dem mu ne ko damay dem man daal mënu maa nelaw di dégg ñu ne am na askan wu moom weneen askan Che Guevara loolu la door a dem Muammar Kadhafi tout récemment gis ngeen ko avec la révolution libyenne le livre vert
am leen jom xale yi, am leen jom. mag ñi di leen nax ñëpp c'est des paresseux. seen àdduna yëpp dañ koo dox ba mu jeex tàkk. yéen li ngeen war a moom war koo taxaw defal ñu nangu ko seeni loxo. bu leen ci am xaar ma yàlla, bu leen ci am responsabilité. jóg leen ngeen taxaw samp seeni responsabilité def li ngeen di def. Sëriñ Tuuba ci digg ndawam la wane kàttanam. Amari Ngoone Sobel Fall ci digg ndawam la wane kàttanam. Jéeri Joor Ndeer ci digg ndawam la wane kàttanam. moo tax Sénégal ci sun aada ak ci sun deret xale bu góor bu amee 22 ans rek bàyyam wartu koo jox njël, waaye moo amel bàyyam njël. lu lépp ay aada la yoo xam ne politicien dañ ko sànni ca àll ba dem lënkaloo ji ak mag ña pour ma toroxal jeunesse bi. buñ bokkul jóg musiba dana am. xale yi activistes yépp nag sans discrimination, bu ngeen bàyyi woon coow li ci seen biir rek te jéem a ànd, vous avez débuté un excellent boulot et vous êtes proche de la victoire. mais seytaane am na ñu ci dugg indi ay hors sujet yoo xam ne jotul dara le combat de la libération. man nag avec l'expérience que j'ai du ma dee rek ñu suul ma ci bàmmeel te joxewuma ko. loolu moo tax ñu bari série bàyyi ngi toog ci pilier tëdd xam lu bari làqu tëdd. man du ma def loolu. moo tax mu jóg lépp loo xam ne xam naa ko ak lépp na fekke naa ko ak lépp na yëg naa ko mu indi ko ba xale yi man koo xam pour mën a maîtriser combat bi nga xam ne c'est inévitable. bu ngeen jógul torox ngeen. vous représentez 80% de la population des moins de 26 ans. seeni ndey kenn amu ci âge retraite. kon Sénégal ana ñu ko moom? yéen xale yi yéen moom Sénégal ak seeni ndey. jóg leen am jom, jóg leen am jom, libéré seen bopp. kilifa yi diine yi gëm nañ leen, waaye dañoo bokk société boo xam ne ñi ngi teg suñ bët ci ni ñuy doxale te ñun ñëpp ay doomu aadama lañ. moo tax xale yi tàmbalee weddi. waaye na ko seeni maam sampe woon amul ci lenn loo xam ne am nañ ci ak werante, wala lenn loo xam ne lu see dingat la, wala lenn loo xam ne lu si xarab la. waaye nii jamono ji ni mu tëdde ñu gën noo bëgg poñetum àdduna, gën noo bëgg ay jongoma, gën noo bëgg oto yu rafet, gën noo bëgg tool yu yaatu, gën noo bëgg alal ak i jabar. nit dofut, day xalaat. état bi nag pont bi mu def jéggi nit ñi dem ci ñoom pour coloniser leen, pour ñoom wañ ko coloniser peuple bi, loolu rafetul. kan doon ay sénégalais te wéeru ci diine. nit bu amul diine du yomba defar. yàlla dogal na ci diine la dëkk. buñ ko xaalis jaral, buñ ko àdduna jaral, buñ ko jigéen jaral, suñ doom yi dañuy fi bàyyi ëllëg buñ na ko jaral. kenn jël réew mi indi ko ci pénc mi nu xam ne noo ko moom, te xam ne du lu nuy paccoo, lu si di waxtaane la. teg réew mi ci yoon ngir nu dem. Sénégal bu tolloo bu fii tey télévision bi xaala rasulullah xaala allahu taala xaala science ak technologie zéro, les recherches scientifiques zéro. xale yi ko seen ngi tey fortement di tëgg te ñoo defee éducation bi, wala ñu ngi ci mbedd mi di yelwaan. ngir yàlla kan bokk jóg jubbanti réew mi. buñ ko bokkee def njariñ ci génn, te suñ doom yi di ko ëllëg daanu fekk loo xam ne mën na caa sukkandiku ba doon ay jullit yu wér, mën na caa sukkandiku ba yor seenu njaboot. kon noo ngi jéggul te ñaan jàmm. duñ toqe duñ tàyyi, bëgg nañoo noppalu ndaxam, waaye noppalu noppee ko gën. aw fen nag aw fen day jëlu dëgg gont dab ko.
kan dellu ci li nga xam ne moom lañ moom wolof njaay nee nga génne kàddu wax te wàññi xeer gën xeer ci mbindum naar yi mbindum arab yi ak mbindum tubaab yi te jéem a gëstu suñu bopp te introduire les langues nationales dans l'éducation nationale. bu discours bi jógee ñëpp xam li président bi wax te Cheikh Anta Diop ñu forcé ko ci système bi ay Cheikh Ahmadou Bamba ñu forcé leen ci biir système bi Thierno Alassane Sall ñu forcé ko ci système bi ak ñeneen i kilifa yoo xam ne dañoo taxawoon lànk pour le bonheur du Sénégal. kon man la Ousmane Dramé bu la réveiller conscience yàlla na yàlla sutural yàlla na yàlla indi jàmm fii nu jëm du foofu yàlla na yàlla dëpp te nu ci yoon wi nga xam ne moo yoonu dëgg wi te deret du tuuru ku ci wopp yàlla na la suñu borom fajal boppam ba sa xel mi mën a conscient ba nga xàmmee lu lew ak lu lewul xam ribaali ci sunu borom wax te yàlla di la fàttali ñetti fan yi bàmmeel foo toll ndax nu bokk mën a jubandoo kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Prêt pour la révolution des mentalités, prêt pour l'indépendance du Sénégal et de la refondation nationale, prêt pour l'unité fédérale et révolutionnaire des États d'Afrique. jaa ngeen jëf.